salaamaaleykum mbokki patriote yi gars yi ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp man la seen mbokk Jim Ndiaye. Bon, je vais juste parler de quelques interpellations. benn bi mooy réseaux sociaux yi ñu tëj soi-disant dañuy jël Ousmane Sonko. benn bi mooy Tange Tandian li muy préciser di wax te nit ñi je pense que on doit tourner la page. beneen bi mooy le cas Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ak activistes yi nga xam ñu ngi leen di jàpp. donc pour commencer tey Ousmane Sonko dama leen wax bu yow ngeen dalal seen xel Macky Sall ak ñi koy conseil yëpp seen fukk xel xalaatul jàpp Ousmane Sonko parce que xam nañ li ciy topp. xam nga ñoom nee nañ non nit ñi li tax ñu génnoon dañoo sonnoon confinement la ak yooyu waaye ñun ci dëkk bi lañ dëkk. damay wax ni xam nga émeute yi amoon ay xale lañ mais bii dafa am ay magum jëm yu pare joxe seen bakkan. xam nga tey dafa amoon premier jour bi confrontation amee te waroon nañ ci jàng mais jànguñu ci il a fallu drame am pour ñu xaw cee jàng maanaam biñ ñëwee ne dañuy jël fii Ousmane Sonko février boobu noonu c'est lundi du février man j'étais là-bas. y avait presque 1000 militants Pastef ñoo fa nekkoon ñëw pour s'aventer seen leader xool ndax mi ngi ci jàmm parce que nag il n'avait pas le droit ñu ñëw fa police amul woon droit taxaw buntu kër Ousmane Sonko pour lan ñu fay taxaw parce que boobu nit ñi intimidé mais on n'a pas peur de toute façon. 9h ci suba ba 17h ci ngoon li fa ñëw ci oto ay char ay caterpillar gendarme ay caaru gendarmerie police ça fait presque mun naa ni ça fait presque une 70 wala 80 mënuñu venir à bout de 1000 personnes yu déterminé parce que dama leen wax gars yi Sonko fii lañ ko teg gis nga Sonko ñen ñoo ko teg fii du ay intellectuel kese de ñi nga xam ni pendant 2 ans ñi ngi ci inondation ñi nga xam ni 2000 lañ doon dépassé te 2000 mënul ndékki ñi nga xam ni seeni doom désespéré nañ ba dem ci gaal ñu ñàkk leen à jamais ñi nga xam ni seen doom jàpp nañ leen police ñu dee te amul autopsie amul dara ñi nga xam ni ñoo war a liggéey di saytu kër yi nga xam ni ñoo yàqu wala kër yi ñi nga war a effondrer wala kër yi def na at boo xam ne dañ ko war a daaneel defuñu seen liggéey ba ay kër daanu ñoo ànd ak Ousmane Sonko. ñi nga xam ne dañoo bëgg xalaatuñu Sénégal ay affaire ñaari tour implanté wu itam mi ngi raam nànk-nànk ñu koy dooleel ñoo ànd ak Ousmane Sonko. ñi nga xam ne dañoo liggéey fa am seeni diplôme ñu jël place yi nga xam ne ñoom ñoo fa waroon nekk ay politiciens teg fa seeni doom ak seeni jarbaat parce que seen position ñooñu ñoo ànd ak Ousmane Sonko te ñooñu dañoo dee ba pare di dox. ay dead man walking lañ ñu dee ba pare di dox ñi nga xam ni tey dañoo jël seen lépp dem tukki dajale ñëw investir ñu ne la comme yow da ngaa ñëw doon immigré ñëw léegi yow Ousmane Sonko nga war a faral doo fi am dara ñi nga xam dañoo wax seen xalaat ñu tëj leen. ñi nga xam ne dañoo liggéey concours ba am liggéey ñu wax loo xam ne arrangé wu la nga rajee leen ñi nga xam ne benn juin lañ leen jàppee tëj leen 10 ans ñi nga xam ne ay spectateur la ñu xool ay li am ci kii ay délit ay trafic de passeport diplomatique trafic de visa ay ñoo xam ne ay trafic de faux billets waxuñu leen ñu xool leen ñu bàyyi leen ñuy circuler ñi nga xam ne seen doom deful dara benn vol la def bu ndaw ñu tëj leen ñoo ànd ak Ousmane Sonko. ñi nga xam ni seen dëkk amul ndox amul dara amul géej amul dex ñu dem braver géej gi pour tukki ba ñàkk seen bakkan seeni waajur ñoo ànd ak Ousmane Sonko. ñi nga xam ne at bi yëpp du ñu am ndox ay citernes ñoo jëleen may ndox ñi nga xam ne bi ñu juddoo ba léegi ci teen yoo xam ne ndox mi day weex fa la ñuy naan ñoo ànd ak Ousmane Sonko te 80% ñooñu dañoo toog na nemm waxuñu. kon Ousmane Sonko tey da ngay teg ne intellectuel
parce que su fekkee da ngeen xalaat candidat réseaux sociaux la ñu woon ngeen di jouer avec le feu février entêtement seen obsession liquider opposant yóbbu leen ba li xew mars am li xew mars 2% la par rapport lu war a xew bis boo leen téye Ousmane Sonko foog ngeen revenir à la raison xam ni sénégalais yi ëppoo leen fit sénégalais ragaluñ fi ngeen juddoo lañ juddoo ngeen am fi ay mbokk doon ay boy town doon ay boy sénégalais te sénégalais ku xam-xam amul ragal on est trop patient nag mais bu ñu yeggee ci li nga xam ni moom ngeen ni tramé you will not like what outcome lii am du leen neex te du neex kenn te ñaanuñu ko yàlla kon mi ngi noonu su loolu nekkee seen xel na ngeen ci génn taman dama jàpp ni nekkul seen xel parce que xam nañ dofuñu Ousmane Sonko fii lañ ko teg fii ñun ku ci nekk dafa jàpp ni amaana Ousmane Sonko suñ koy fal duñ fi fekk ñun suñu bakkan dinañ ko jël waaye li ñuy conforté mooy lan suñuy doom dinañ ci profité gis nga projet Pastef bi projet Ousmane Sonko coalition Yewwi Askan bii ñu am ci yaakaar ci ñoom c'est bien protégé à tout prix nag kon li ngeen war a def bëri na su ñuy waroon def seen liggéey di xool kër yi nga xam ne ni baaxul ñu génn leen parce que nag dafa yomb nga bàyyi ba effondrement kër am 6 personnes dee ci xale bu am 5 ans sax mi ngi ci ndeysaan kooku amaana bi affaire bi daanu ci kawam avant muy dee sonn na avant ñuy dee sonn ku nekk xam na loolu nu mel day daanu sa kaw doo dund doo dee moment yooyu dara gënu ko metti nga ñëw way vous savez on les a recasés tout ça kër gi ñu dendal sax d'ailleurs moom il est de très mauvais état mais la moo tax mënoo woon prévenir loolu parce que xam nga la moo tax nous sommes en face de nos états ñoo xam ne du ñu def benn évaluation du ñu xool les erreurs pour prévenir le futur tey tubaab su avion daanoo li muy njëkk a xool dina perdre ay millions xool la moo waral drame bi pour loolu dootul amati tey police ñu jàpp temps booy jinne am na koo détenir jekki-jekki dee ñu ne dafa xaru xamuñ yàllaa xam Cheikh Niass ñii ñu rey xooma ndax dañ ko rey wax dëgg yàlla dee na parce que yàllaa xam du ma wax lu ma xamul autopsie bu leer amul defuñu benn évaluation loolu ëllëg bu mu amati au moins ngeen toog ne waa est-ce que suñu jëlatee détenu duñ ko jël benn médecin xool ko ndax kii mun na dugg ci biir su fekkee day fatt ñu bàyyi ko noonu wala ñu xool cellule boo xam ne c'est climatisé mais nit mérité na loolu nit lu mu mën ci def koo xam ni affaire carte grise nga jàpp ko mu dee nga war a wane en toute transparence ñi ngi wax ci affaire ay passeport diplomatique ngeen war ci enquête ñoo ngi dox effondrement kër googu noonu ngeen war a xool les maanaam les causes ba dootul amati ngeen renforcer waat li nga xam ni mooy contrôle ñi nga xam ñooy contrôler les maisons en délabrement ñu koy liggéey pourtant soo demee Almadies façon corps bu nekk nga fay gis ñoo xam ne corps de contrôle ñoo xam ne ay kër la ñuy liggéey parce que foofu la millions yi nekk en fait foofu la affaire yi baax yi nekk tey soo ñëwee ci sax nga ñëw littoral bi nii nga gis littoral boo xam ne ku mu neex ñëw dagg garab dagg filawoo ku mu neex ñëw yaatal fenn def sa terrain policiers yi nekk ci télé bi yëpp nga xool koñ bu nekk am na lu mat 5 policiers soo leen dindi woon fu nekk benn policier ngeen teg leen foofu noonu ci biir filawoo yi ñuy xool wala ngeen kii ay un brigade de proximité boo xam ne mooy xool point yi nga xam yëpp dañ fay tuur mbalit kenn du fa tuurati mbalit suufu géej bi ñuy tibbal illégalement kenn du fa tibbati kon affaire yi day baax mais gars yi foo xam ne amul tuuti weccit rek kenn du fa nangoo dem te Sénégal loolu mooy réalité kon tey Ousmane Sonko na ngeen xam ne ñi ànd ak moom c'est une population désespérée ñoo xam ne ñaaxuñu dara tamit mais suñu xoolee leen wër parce que nag li may wax rek laay wax da ngay xool Sénégal benn famille diw am ci ay millions ñu xoggali ko mais su wëree famille bi ay raxam magam ay jarbaatam ay kiyam ñëpp il vit dans la seuil de pauvreté kon c'est-à-dire que soo xoolee li la wër rek da ngay xam ne yow tu dois mener un combat
comme yow li ngay am nga ko pare mais doo bëgg yow say doom ak say jarbaat say doom ak say ñi nga xam ne ñooy say jarbaat ñu dund li nga dund loolu mooy patriotisme. kon tey ku xalaat ni Ousmane Sonko gars yi dañ la koy laal dem ak moom nànk ñu kii la yaa ngi nax sa bopp gars yi delloo si leen seen xel marche du dara dañuy ñaan yàlla bu mu fi amati nag. beneen bi mooy Tanzania ñu bëri dañ naan noo jim kooku waroo ko tontu mais buzz du mu bëgg mais su amee buzz mais buzz du xaalis loo ciy gañe nga am buzz lan nga ciy gañe ay vues ay vues wala ay commentaire waaye léegi moom dafa ni France la jàngee journalisme États-Unis la defee stage lu mu bëgg a xam ci àdduna bi xam ko waaye léegi nee na diw nekkul kër jëkkëram te xam na fi mu nekk waaye léegi on le met au défi léegi yow comme mun nga xam lépp te dem nga ba xam ni Ousmane Sonko woon a jabaram lu bëri jour anniversaire am jotu ko mais fen yu méttee noonu mosuma ko gis léegi yow defal tuuba wan ñu moom fi mu nekk nga filmer ko yow am nga capacité boobu léegi yow indil say preuve yow xam nga Ousmane Sonko tam la li ngay def mooy da ngay dem nga xool fi mu nekk en bon investigateur bi ngay wax li nga bëgg a xam ci àdduna bi nga xam ko léegi lijjanti ñu lu xew Sénégal Dakar gii demal nga filmer ñu soxna soosu nga ne mi ngi nii fii la dem tey dem na kii pendant 3 jours mi ngi nii fii lay dugg loo waxati ñu gëm ko soo paree nag nga lijjanti sa li la Ouzin Keita jiiñ da nga ko doon violé Ouzin Keita góor la defe naa su ma jiw beneen bi mooy chaîne bi nga xam ne da nga kaa sàccoon li ñu wax nit ñi du samay kàddu gars yi jàpp la ñu négocier ko xaw ma da nga kaa delloo xaw ma da ngaa fay xaalis beneen bi mooy li nga mujjee scandale mooy jaxase enregistré Wally dem tegal ko Pape Diouf enregistré Pape Diouf dem tegal ko Wally ñooñu jël tegee la nale te ñooñu nga amoon ñoo xam ne ñu ngi lay jox wecc kon ça dit que bul ñu sonal waaye affaire demal nga wuli ay preuve yow léegi ba dañ maa sàcc nekki ma sàcc prouvé la moo ma sàcc yow yaay prouvé ndax moo la sàcc loolu kañ moo gën a leer. beneen bi mooy gars yi dama leen di wax képp koo gis muy activiste dama lay wax léegi je vous le dis muy activiste mu ne la woy man Sénégal moo ma ñor man projet Pastef dama ko gëm Ousmane Sonko c'est le leader qu'il nous faut mais man awma carte Pastef man bokkuma fenn ku la koy wax moytu ko. combat boo mën a Sénégal mu doon citoyen ak patriotique soo demee xuusee ba ci biir fi mu lay yóbbu mooy le Pastef président Ousmane Sonko. tey su ñu wax patriotisme di wax ay souveraineté économique Ousmane Sonko tax tey su ñuy wax assemblée nationale boo xam ni assemblée nationale digne de son nom mu am député boo xam ni kenn mënu ko jënd mooy ñëw confronter ay centaine de députés wax leen lu mu leen wax ñu koy saaga ay ndey di ko wax lu suuf te loolu dérangé wu ko ndax dëgg rek moo ko ñor koo koy Ousmane Sonko. tey ki ñu xamal suñu pétrole bi ñu ngi koy dilapider te du kesi bi kenn xamul kañ la mat na 10 ans ci ginnaaw xaw ma 9 ans koo koy président Ousmane Sonko. ki nga xam ni moom moo xeex moom moo toog ne tey ay affaire tarixa yooyu loolu du doxalul Sénégal li doxal Sénégal mooy Sénégal su baaxee baaxal ñëpp su bonee bonoon ñëpp tarixa nañ ko fonk képp koo xam ne mi ngi saaga tarixa wala mi ngi def lenn mi ngi def kii bokkoo ci man kooku moo jël moo ne fépp laa bokk su ma dem ñu teral ma kooku Ousmane Sonko. ki ne bul fal nit ndax kooku da ngeen bokk waasoo wala nit bu ko fal parce que da ngeen bokk région wala nit bu ko fal parce que dalaa jox xaalis kooku Ousmane Sonko. ki jël la politique le faire autrement ne la don de soi soo bëggee sa candidat nga gëm projet bi mu nekk da ngay génn sa xaalis di ko def et non muy jël di la voteloo di la jox xaalis parce que da koy sàcc kooku Ousmane Sonko. ki nekk 15 ans impôt et domaine 15 ans impôt et domaine musul jël 1 franc. la preuve mooy Macky Sall ku mu bëgg a tëj ci xaalis lay jaaree war na fu ne 1 franc ba ay jigéen la ko mujj lañ ko mujj jéem takkal pour mën ko lijjanti tëj ko waaye du mus a am. kon képp koo dégg mu ne activiste la non man Pastef man je crois au projet Pastef mais man awma sa carte Pastef bokk ma Pastef moytu ko mais bu ko moytu parce que combat bi nii kii mais moytu ko parce que tôt ou tard. bis bu dara amee dana est-ce que mos naa bokk Pastef soo xoolee Abdou Karim Gueye wax na ko bi mu taxaw tiire ci Ousmane Sonko toog plaidel ko bi ñu ko tëjee Ousmane Sonko dafa def conférence de presse ne Macky Sall delloo si sa xel nga bàyyi doomu jàmbur parce que dafa feebar waxoo la moo tax juste def faire ton travail
nga feebar papam Sonko ne ku ci mën a def dara na ko ketal na mat pour mu wér da ngaa wax lu tax mu def ko tey nga ñëw toog naan bokkuma Pastef naa ko jom weesuwul loolu meen beneen bi muy Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi mi bi mu demee ba dugg ba génn ba duggaat affaire dafa ni musuma bokk Pastef te lu ne am na ket boo xam ne sax def naa suma xaalis man Kaliphone bi muy wax bërki dem bi muy saaga Ousmane Sonko yooyu lu mu wax dafa ni man musuma bokk Pastef c'est-à-dire que ku nekk am na droit bu mu bokk Pastef mais dama leen wax yéen patriotes yi képp koo xam ne mi ngi la naan Pastef projet bi lii dama koy défendre mais bokkuma Pastef yooyu fais attention doo toog ci ndab ñëpp di lekk ngay dank di tegaat amul il faut manger comme tout le monde parce que projet bi mooy Sénégal arrangé wul ñu bëri nag kon gars yi li am ni yëpp mooy ñun ñoo naïf ku ñëw porté benn slogan ñu kii la saa waay dëgg xoolal du romb nopp dëgg du ñaar benn la Pastef on est pas on est patriote on est Pastef on est patriote seulement sénégalais amul le patriotisme Ousmane Sonko moo ko wax avant Ousmane Sonko doonoo dégg patriotisme mais lan la lépp lu leader di wax na ko coow lee bëri la ku nekk ñoo di wax bi ñu ni su ma gisee ay leader nekk ci ay télé di jaay pertinence Ousmane Sonko génne livre woo journaliste ne ku nekk na wax na poser question ma tontu la amul préparé fii ku fii def plateau da ngay laajte ñu jox la mobile da ñu jox la par exemple idée bi nga traité yëpp soo ko dem di tontu say question ñu bindal la sa dicté nga ñëw di ko kii gars yi dama ni président Ousmane Sonko soo xoolee soo leen seetloo leen jegewul benn activiste xam nga la moo tax lii moo tax imaginer lu ubbi loon boppam activiste yi ku ñëw mu ne la mu ñëw waxtaan ak yow ree nga ñëw këram añ beneen yoon nga génn dem naa këram léegi lii affaire yooyu li ma fa gis kii lii affaire yooyu moo tax mu boole ñëpp ci benn saako il le respecte beaucoup mais amul du jël benn risque loolu lekk a tax gars yi dañ leen gën a yeewwaat gis nga combat bi ñun nous sommes la majorité te dëgg su jotee nañ ko wax ku génn nañu fi bàyyi ku ñëw nañ fi fekk mais il faut soyons trop prudent ku ñëw ngeen ne nitu dëgg la ku ñëw nga ne woy ndeysaan affaire yooyu Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi xool leen arrogance bi muy dégager léegi xool leen la vraie personne de Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi un comportement à l'image des gens de l'APR arrogance kon gars yi mi ngi noonu li am nag mooy liquidation kii yeeg maanaam yenn activistes yi loolu foog gars yi combattre ko xam nga nuñ koy combattre M2D na génn mouvement yëpp yi nga xam ne am nañ Sénégal nañu génn ñu def benn plan d'action boo xam ne dañuy def marche pacifique pour loolu arrêter parce que Guy Marius Sagna n'a rien fait tey Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi bi mu nekkee fii ne Fouta Tampi la nekk gars yi agressé ko mu porte plainte di woo ay Ousmane Tounkara di woote ay wallu waa Pastef jàppal bàyyi bi mu porté plainte mujjul fenn bi mu génnee ki nga xam ne moo nekk Fouta Tampi waa jooju noonu xaw ma Cheikh Niass xaw ma Baye Niass bi mu génnee wax Fatoumata Ndiaye porté ko plainte dañ ko dem jëli gars yi li am ci dëkk bi mais nag amul problème gis nga ñii ñëpp nga gis ñu ne ay passeport ñu kii lënc dañoo xamul leen ñu ànd ak Macky Sall dafa dem ba xam ne ñu ko wër yëpp bugguñu ko mais dafa am lu ñu ko toppee ndax position privilège Macky Sall moo leen njëkk a saraxe Macky mi ngi mattu mi ngi naan yéen ëllëg su ma fi jógee di ngeen xam li ngeen doon manigancé yëpp ci man di ngeen xam parce que Abdou Mbaye yi ngay gis ay Mame Mbaye Niang gars yooyu yëpp ngay gis Macky saraxe na leen bu yàgg lijjantiwu leen te ëllëg ngay nga xam ne Macky Sall da leen saraxe kon gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di ñaanal jàmm Sénégal di ko ñaanal mbokk patriote yëpp wasalaam parce que nag gars yi jarul tiit fii saa yi ñun du ñooy ragal saa yi suñ bakkan bii lañ teg Ousmane Sonko le projet munoo bëgg projet saa nga bëgg Ousmane Sonko nit nag il faut être constant le président Ousmane Sonko moom moo wax nga dégg li muy wax moom moo wax nga xam projet bi nga dëgg la parce que projet bi soo ko joxoon benn sàcc boo xam ni mu naan projet bi dañ naan kii projet bi sàcc ay affaire luubal la koy jëlee comme Ousmane Sonko tey adduna bi muy baax ak léegi dafa am ay référence ay Mahatma Gandhi ay Dalai Lama ñooñu c'est des leaders yoo xam ne sans ñoom doo xam luy loolu nga jël ay Martin Luther King est-ce que li muy wax leen ngay kii mais wax bi référence bi mooy Martin Luther King nga jël Barack Obama mi ay waxam ba léegi mi ngi fi
Nelson Mandela est-ce que da nga naan non ANC moo man ANC laa gëm góobu Nelson Mandela toog 26 ans prison Ousmane Sonko ñàkk lépp ndax projet boobu nga ne non projet bi laa gëm góobu Ousmane Sonko hypocrisie baaxul quoi gars yi ñu ngi ziar ne di déggee ñëpp.